fukki fan ci kër yatum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dale nag jàmm si xibaar yi njolloor gi li ci gën a fës kawteef sa diwaanu Pikineur yi di sa ab ku jigéen lañu daal di fekk ci bërëbam doon liggéeyee faat ko Kiné Gaye la doon wuyoo te ginnaaw xibaar yi nga xam ne jot nañu ko dafa daal di wannoon lor foofee ci bërëbu liggéeyukaayam lañ ko fàtte ci guddik ajuma ji politique jëngu-yëngu ak ñàkk déggoo gu tar dox ci diggante coalition Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi jox nañ te baaraam ku nekk ne sàmmonte wook li nga xamante ne bi moo di yàmmale góor ak jigéen maanaam wàllum parité bi ci liste yi ñu jàpp ne nag ñu bëri nee nañu jalti dina am ak yànq ci li nga xam ne moo doxee politique article de la semaine ni ki gaaw gu jot suñu naataango yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci yëglekaay bi nga xam ne moo di yëglekaay bi nga xamante ne bi moo di quotidien wala bon enquête ak équipe boo xamante ne bi dellusiwaat nañ ci ak taxawaay gu ñoŋ suñu naataango bi nga xamante ne bi moo di Alaaji Malick Cissé fekki ndaw yi ak taxawaay bi nga xam ne waa FMI def nañu ko ci wàllum gëstu lan lañ ci mën a jàpp lépp dina daal di leer ci li nga xam ne moo di tout info gi nga xamante ne bi bind na ci aw xët nu mu gën a yaatoo dinañu jeexal ak li nga xam ne moom la yëglekaay xëy fësal tey ci gaaw gi dëppoo ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2022 ànd seeg asanto mbokk yi lii mooy li gën a fës ci biir jotaay xibaar nees ki ñu def ci faram faj Kiné Gaye la doon wuyoo démb lañ ko faat ci diwaanu Pikine ci bërëbu liggéeyukaayam lañ ko daal di fekk sa rue 10 mu ngi yoroon ab multi service maanaam ñuy yokkalante ay koppar loole nag nekk loo xam ne kawteef la foofee askan wi nee nañu mbir yi xamuñu lan lay nuru ñàkk kaaraange gu tar gi nga xamante ni bi ñu ngi koy daal di dund te buñ sukkandikoo ci xibaar yoo xam ne jot nañu ko moom Kiné dafa war noonu lor ay weer a ngi nii loole nag nekk na loo xamante ni bi ñi ko fekkee tedd nañu ko te ànd ak njàqare bu mat sëkk kenn si ñoom Balla Badiane ay kàddoom ñu teewlu ko si micro bu daal njaaj parce que dama ñëw am benn grand bi ma woo ne ma kaay nga xool am na lu xew seen kër quoi bi ma ñëwee ma dugg ci biir multi service bi après c'est là yéen lu gis femme bi tëdd bon loolu il faisait presque 22h moins parce que bi ma jógee xadara sax parce que man la plupart fii moo femme bi 18h day tëj bi ma jógee xadaratul juma bon ma romb ni kii lay guddee naa tëj tey sama xel laa ko wax quoi après ma daal di romb dem dugg ci gàlle bi toog di connecté wu après si lañ ma woo wax non man dama ñëw rek gis ko mu tëdd mu dëpp quoi waaw non waaw parce que gis naa deret quoi à côté mu tëdd noonu quoi non seetlu ma ko parce que bi ma gisee affaire bi daf ma kii quoi mais dama taxaw ci biir ma sëpp ci laa gis affaire bi quoi gis deret yeeg yooyu après si laa daw reculer man tax dama bëggoon daw dugg ci biir mais ba après grand Algora sama benn grand bu dëkk fii ne ma bul dugg ma ne ko noonu nañ dugg xool dee na wala deewul après place yooyu mu ne ma non kii dee na parce que sang bi commencé na way foofu. non di ko naqarlu rek parce que lii ku ne neex na la doo nit en tant que sénégalais non lii ku ne neex na la en tant que musulman bon dafa nekk na lu ñuy naqarlu quoi. waaw nekk na lu ñuy naqarlu dama ne ñun yàlla moo ñu gën a baax. yàlla moo ñu gën a bëgg doomu aadama parce que moom moo teral doomu aadama moom su demee ba wax ni ku rey nañ ko rey parce que Sénégal na dafa neex ku wax ñu naan non droit de l'homme mais avant droit devoir ba pare on se dit la vérité ki dee moom moo perte nañ ñu dimbali ci loolu. waaw non loolu moom borom place bi lañ ciy balaamee foofu dama koy balaamee parce que li tax ma koy balaamee mooy mënoo yor sa entreprise jël ay doomu aadama ñuy liggéey ci xaalis ak ñëpp xam ne insécurité bi am ci dëkk bi amul caméra de surveillance amul vigile war na mën a am benn agent boo xamante ni mooy toog ci buntu place bi comprendre nga di surveiller bu war a wàcc jotee mu wàcc dem ñibbi. comprendre nga ba pare tey jii donc qu'on se dise la vérité ki dee nii moo perte ak ay mbokkam am na loo xamante ni neexul. muy kawteef gu doy waar ak ñàkk karange jamono jooje moom way politique yaa ngi tibbante tànk tey joxañante baaraam ne doo bokk ak dina bokk si élection yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal waaye askan wi si kàddu yi mandataire ba Déthié Fall ne yër nañu li nga xam ne moo di liste Benno Bokk Yaakaar si li nga xam ne
moo di national bi waaye dëppool ak li nga xam ne moo di parrainage ndax ñeent fukk ak ñett jàpp ñeent fukk ak ñeent di ñaari toog yooyu ci li nga xamante ni bi moo di suppléant wu liste nationale lu Benno Bokk Yaakaar ay jigéen lañ fa tegale loole nag dëppool ak li nga xam ne moom la yoon tëral ci wàllum parrainage loole la di yeggee ni ki démb ay naataangoom si fekkeek suñuy ndaw Boubacar Dieng ñu teewluy kàddu yi ki nga xam ni moo di Déthié Fall. ci liste Benno Bokk Yaakaar 43e position ci liste suppléant yi jigéen moo fa nekk 44e position ci liste nationale bi suppléant jigéen aussi moo fa nekk kon 43e jigéen la 44e jigéen la 43e bi ki fa nekk mi ngi tudd Rakoye Ndaw né le 12/3/1965 44e bi ka fa nekk mi ngi tudd Maymouna Ndiaye le 8/11/1966 pourquoi ma lim leen ndaxte lii may wax bi mu amee yamuñu rek ci constater que xumtoo ko noppi dañu woo commission bi yëpp ba ñoom ñëpp ñu ñëw toog Sénat toog président commission bi toog direction générale des élections toog bi ñu gisee ñombe bi ma ni ñi nga xam ni ñoo nekkal Sénat nga xam ni lépp lu ñu déposé dañ ci am copie ma ni leen jox leen ma seen copie ma xool est-ce que seen copie méngoo na ak copie wu direction générale des élections ñu jox ma bi ñu ma joxee ñu teg ñaari copie yi ñoom ñëpp di gis parce que lu amul seede baaxul ñu gis ni effectivement li nekk ci copie direction générale des élections moo nekk ci copie Sénat ñaari jigéen yooyu ñoom ñoo toppante kon loolu je pense que li muy tekki leer na moo tax bi ñu paree ñu ni le président de la commission comme lii am na nanu def PV de constat yàlla def na comme mbir mi dafa ni weng lim ñu bañaloon bële passé nga xam ni buggul woon def PV recevoir suñuy dossier bi ñu ñëwee bi yoon mu nangul ñu ko ndaxte lépp a leer ñoom ñëpp ñu wan leen ñu génne ma demandé ñu génne ci dossier wu Benno Bokk Yaakaar yi dossier wu ñaari jigéen yi parce que li ñu doon bañ mooy ñu ñëw ni Maymuna xëy na góor la wala ñu ni tey jii Roqee góor la moo tax avant sax ñuy dressé PV bi dama leen indi leen kees gi ñu indi ma génne ñaari dossier wu ñaari jigéen yooyu teg ci taabal yi bi ma leen di woon liste bi ni ñu toppantee ma wan leen en même temps ñaari tur yooyu ku nekk seen référence moo tax nga gis ma am ko nii. waa Benno Bokk Yaakaar ginnaaw loole ñoom it daan nañu dajeek taskatu xibaar yi ngir tontu Mimi Touré mi nga xam ne mooy tëddale su bu Benno Bokk Yaakaar nee na waaye askan wi loolu ñu def yoon moo leen ko may waaye ñoom it li leen yoon may dinañ ko daal di def maanaam diglu leen ba xam ñoom luñ ci mën di àtte ak lu si mën di am nee nañu dinañu bokk si jongante yi neex bëri naqari bëri la xamle ay kàddu yu Mimi Touré ñu teewlu. ñoom nag am nañu droit aussi xool suñuy liste loolu aussi lu leer a leer la nanu def seen constat lu ñu ca gis ñu yóbbu ko fa nga xam ne foofu la ñuy valider bu ko defee la loi s'appliquera loolu lañ leen mën a wax fi ñu ci toll xool leen liste yi ni ñu xoolee seen liste def leen seeni notification fa ngeen ko war a yóbbu ca commission ba wala fa mu war a yegg conseil constitutionnel lañ ca dogal ñu topp ca loola kon nag mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaaxaat suñu militants yi ñu xam ne bu baax a baax a baax a baax bëgg a bëre bañ bëre. mandataire bu Benno Bokk Yaakaar Benoît Sambou moom it joxuñ baaraamu tuuma waa Yewwi Askan Wi ne ñoom it si fukk gox ak juróom maanaam ay département dëppoo wuñu ak li nga xam ne moo di parrainage si lim na ko dellusiwaat ne ñoom it jalgati nañu li nga xam ne moo di doxinu wàllum yoon ay kàddu yu Benoît Sambou ñu teewlu. coalition Yewwi Askan Wi 28 listes la déposé ci Sénégal ak 6 listes mu déposé ko bitim réew ci 28 listes yi nga xam ne moom la déposé fii ci Sénégal ma gis ne respecté wuñu parité bi ci 15 départements ma gis ne département de Mbour département de Thiès département Goudomp département Rufisque département Bambey
département Kaolack département Kaffrine département Fatick département Dagana département Koungheul département Vélingara département Matam département Kolda département Louga ak département Dakar bi nga xam ne loolu moom yëg ngeen ko dañoo bindee seen liste nu mu leen neex. ginnaaw jamono yooyu nga xamante ni bii ñoom way politique yi ñu ngi joxañante baaram tey tibbante tànk askan wi ñu ngi nekk si njàqare ginnaaw ñàkk kaaraange nga xam ne seetlu ngeen ko ak faatuk xale bu jigéen foofu ci daanu Pikine ñàkkum ndox ak ñàkkum courant bokk na ci li nga xamante ni bi askan wi ñu ngi koy wéy di joytu ndax ñi nga xam ne ñoo doon seen o xibaar bi ñu yëgle moo di tey bi ñu xëyee jàpp ëllëg ñàkkum ndox dina am ci diggante Thiès ba Ndakaaru waaye boobee toftalu si xuy kamaj gu bëri si wàllum courant bi askan wi di ko jooylu sa diwaanu xaar yàlla la ñu yokkatee seen i kàddu si gëstub Mame Seynabou Babou. si mbedd yi xaar yàlla yi ku nekk di doxi say soxla ñàkkum courant bi ak ñàkkum ndox gi nga xam ni fas yéene nañ ko nemmeeku ci week-end bi ñiilee ñoo ngi koy yëg bu baax a baax. xale bu góor biilee moo ngi xamle ni mbir yi daf ko commencé soof rawatina tàngaay bi nga xam ni ci la ñu nekk. ci nag ndox bu coupé au moins sax bu ndox coupé bu courant coupé ndox am di nga mën a sangu di nga mën a naan mais bu courant coupé ndox coupé loolu day gën day war daal. état bi jamono toll ni war nañ dépassé loolu daal si jamono ñu toll ni ñu fekk leen ñuy waxtaanee wàllum politique septuagénaire bi nag moo ngi xamle ni facture ndox yu cher yi ak facture courant yu cher yi loolu rek war na tax ba courant wala ndox waxul di coupé. daanaka courant bi moom seer na seer googu jéggi na dayoo ba pare bëgg ci boolu coupé moom dina metti kenn du nelaw courant moom bu coupé xanaa nga xëy nga toog ba courant bi tàkk rek bu tàkkee nga nelaw waaye saa bu coupé moom doo nelaw. waaw ndox mi moom ndox mi moom ña ko yoroon lañ ko waroon a bàyyil fekkee ne tubaab bi ñoo ko yor tubaab yi ñu ko jox ñoom ci sunu doom dañuy rey ba ñu dee wet. ci atelier menuiserie biile courant la ñuy jëfandikoo ngir mën a bënn ay bant coupure courant yi nag day yéexal seen liggéey bu baax a baax wàllum ndox mi nag menuisier biile moo ngi xamle ni tàmm nañ koo dund seen koñ. ñoo ngi wax ne lii arrangé wuñu parce que ñun liggéey jàmbur la ñu yor te contrat jàmbur yi la ñuy jël boo jëlee liggéey jàmbur nga ne ko bis sangam nga ñëw bu ñëwee ba bitas bi jot rek liggéey bi paregul mu naan yaa ngi may sànni yaa ngi def benke ñenke fekk courant bi ci la lu toll fii ak 10 kilomètres di uti ndox di rooti bidon di fay ay saret di ko indi loolu moom tam dafa métti am na suñ secteur bi gis nga fii ba Kamba la ñuy rootee Kamba mii dama ciy jànkonte ak sama waa kër damay obligé di leen gunge. ñàkkum courant mënta ànd ak ñàkkum ndox bu ñu sukkandikoo ci ñu dajeel mu nekk ab situation boo xam ni métti na loolu rawatina ci jamonoy tàngaay bi ñu nekk. joxante loxo dox diggante nguurug Sénégal ak groupe banque mondiale bu Sénégal sampub téere xeltu goo xam ne jëm na nag si soxaliku si bërëbu liggéeyukaay yu ndaw yeeg yu digg doom yi rawatina ñi nga xam ne ñoom la jigéen ñeek ndaw ñi daal di yor ab naal boo xam ne moom lañ dubbee ETER lu toll si téeméer ak ñaar fukk ak juróomi million si xaalisub dollar lañ si dugal daan nañ koy gaaral démb si fekk ak Ami Diouf. ci lancement wu livre bi lee ñu duppee Sénégal numérique et croissance inclusive ak présentation ETER bi lee di yëngu ci wàllum xëy ak koom-koom te gouvernement bi taxawal ko ci njàppandal banque mondiale lu tollu téeméer ak ñaar fukk ak juróomi million $, jubluwaay bi moo di jàppale entreprise yi ci jafe-jafe yi mbas mi jur ak ngir ñu mën a gën a dëppoog xarale yu yees yi. Il s'agit d'appuyer les entreprises pour pouvoir financer. jàppale ñi nga xam ni moo di entreprise yi ngir mën a jëfandikoo xarala yu yees yi muy ñi nekk ci business en général comme ni ñu ko waxee ci livre bi ak ñi liggéey ci wàllu mbay industrie ak yeneen. ou alors de technologies sectorielles, on peut penser à l'agriculture, à différentes filières industrielles, etc. bile livre di gën a yombalal ndaw yi ak soxna yi ci ni ñuy jëfandikoo xarale yu yees yi ñii di kërub liggéeyukaay yu ndaw yi ñoo ci gën a gis seen bopp. Tous ces appuis sont combinés. jàppale bi yëpp dañu ko boole mu doon benn nekkul lu ñu tënk ci benn mbir niñ leen di jàppale dina bëri jëm ci filière fruits légumes ak ci wàllum solo. Il y a la filière habillement mais aussi la filière fruits et légumes. ngir rek mën a bénéficier wu ci projet bi concerné yi faaw banque yi nangul leen bu ci mel ni FONGIP.
ngir mën a bokk ci projet bi critères yi disponible na ci ADPME bu nekkee lu jëm ci financement FONGIP ngay dem investissement fonds propre FONSIS ngay dem xàllal nañu yoon wi ci lépp li nga xam ni jëm na ci xarala yu yees yi. projet bi le bokk ci programme PAP 2A app bi war a toll ci 4 at. fu mu nekk nii travaux préparatoires yu mu soxla yëpp daanaka jeexal nañ ko task force bi def nañ recrutement yi ñu ngi ñëpp sur place avancement bu ñu doon xaar ak banque mondiale jot nañ ko donc léegi organisation bu ndaw rek moom mooy des pour commencer di orienter allocation yi vers les instruments de financement. livre bi la doon jumtukaay buy jàppale ndaw yi ak jigéen ñi ngir ñu jot ci liggéey bu baax wàññi ñàkk bi jublu doxalinu xarale yu yees yi. Ami Diouf si wàllu njàng mi ak njàngale mi it si lëkkaloo ko dox diggante màkkanum jëriñ ji ñu denk njàng mi ak fédération bi nga xam ne moo di wàllu nuy bu Bruxelles daan nañu wéyal nag seen ñaareelu semb yi nga xamante ni bi moo di IFA dem ngir tàggat ñi nga xamante ni bi ñoo di jàngalekat yi dëppal ak doxalinu àdduna ak fi nga xam ne fii la mbiri toll ngir njàng mu gën a bënn ak taxawaay bi nga xam ne war na ci leerlu tolluwaay yeeg jëriñ ji ñu denk wàllum njàng mi si biir réew mi Mamadou Talaay kàddoom si micro Babacar Seck. dinañ ci dellusiwaat xëy na si jotaayu xibaar yi si biir wala yeneen jotaayu xibaar ndax loolee jàppandiwul gëstu bés bi ñu jagleel ko li nga xamante ni bi moo di wàllum yamb ndax yamb yi ku ne xam na li nga xamante ni bi moom la ñuy daal di génnee ni ñuy jëfandikoo di wàllum lem waaye nag du loolu képp la ñuy daal di mën a amal njariñ askan wi ndax seen dund ak nekkin dafa am solo si dund ak li nga xam ne moo di nekkinu askan wi ndax bu ñu demee ba fargay mën naa indi njeextal gu bon si dund ak doomi aadama tax mën naa indi it ak xiifal gu métti si àdduna bi loolee waral nag ki nga xam ne moo di colonel Babacar Dembélé mi nga xam ne xam-xam màcc na si wàllum yamb te it mu si gëstu bu baax di soññ askan wi ndax nee nañu dagg gi ñuy daggu garab yu bëri yi tax na nag yamb bi daanaka ñu ngi tàmbalee di gàddaay wutali yeneen i diwaan gëstu bi ñu ànd seeg Mamadou Dieng. ñu mën leen teg bët fu ne ci réewu taax yi naka noonu ci àll bi ñoom ñu sopp lool di dund ci ay fleur laata ñuy wut dëkkuwaay ngir bokk mën a nekk yamb yi di dundandoo seen biir kenn képp mooy nen ngir yeneen yi mën a juddu te mën na amal junni nen bëccëg bu ne. beneen yamb du fa nen am na yamb yu jigéen am ñuy góor waaye moom kese moom buur bi moo leen gën a rëy d'ailleurs moom rek mooy nen te dina nen ci bis bi lu mat junni nen su juddoo nag ba muy dee daal diggante juddu beeg dee bi weer ak genn wàll la diggante boobu nag dina def métier yu ci seen biir yëpp ku nekk am nga li nga war a def liggéey boo war a def. ñi xamul seen dundin jàpp ne yamb lem képp lay joxe waaye loolu moo mujj ci liggéey bi ñuy amal. yamb yi ñooy tax ñuy dund ñoom ñooy li ñuy wax polliniser ñoom ñooy fexe ba fleur tóortóor yi di sëy ci seen biir yamb yi ñoo koy def pour ñu mën a am mango pomme ak lépp li nga xam ne ñu ngi koy lekk lépp ci ñoom lay jóge muy limon bi muy orange bi ñooy fexe ba gàncax di sëy ci seen biir ba mën a joxe ay fleur. Professeur Boubacar Dembélé ne yamb yi liggéey bu am solo la ñuy participer ci sécurité alimentaire te lem sax daanaka dañu koy defar ngir mën koo dundee. li muy dundee mooy lem moo tax moom comme nit ni ngay defaree ceebu jën dem jëndi ceeb ainsi de suite jaxase yamb aussi noonu lay defaree lem bi. ñoom nag ci la ñuy jël boole kook ndox boole kook li ñuy wax mburu yamb mooy pollen loolu yëpp ci tóortóor yi lay jóge waaw moom la ñuy mélanger mooy seen dund daal mooy seen ceebu jën. ngir mu jugee ci nen wi nekk yamb faaw mu def 20 fan ak benn yamb yi di maye lem naka noonu di participer ci anam wu takku ci dundinu askan wi waaye mu mel ni dese nañu leen may gët. dañoo seet ne yamb yi nit ñi ñu ngi leen di rey alors que suñu leen reyee ba ñu jeex am na benn borom xam-xam bu ne su yamb yi génnee biir àdduna boo ñu xam ne ay weer moo ñu dese ci dund parce que dootuñu am lu ñu lekk. yamb mën a tukki luy tolloog 3 kilomètres dellu siwaat fu mu dëkkoon na te du ci am benn jafe-jafe ni yeneen mala yi wala sax njanaaw yi ñoom it
mën nañu wax seen biir. xam nga maa ngi wax ngay dégg ñoom nag seen wax dañuy fecc dañuy nit yeneen yamb yi dañ leen di wër nii dañuy am façon bu ñuy feccee pour wane ne ah am na fu ma jógee foo xam ne daal lekk bu baree nga fa xéwal yu baree nga fa fi ma jógee nii ak foofu ñaata mètre la wala ñaata kilomètre la fi ma jógee nii par rapport ak naaj bi fii la féete fi ma jógee nii par rapport ak bidéew yeeg weer weeg yooyu daf leen di indiqué yëpp ba nga xam ne day mel ne benn GPS la ñu dugal ci seen bopp ñoom ñëpp dañuy jubal fa nga xam ne foofu lañ leen digal ne foofu la xéwal yi nekk dem jëli ko ñëw indi waaw noonu la ñuy communiquer ñoom tamit. mu mën a indil ay gàllankoor itam nit ki le bu fekkee ne dañu ko déranger ci dal gi mu nekk ñoom yamb yi muy gën a jafe ñu leen di teg bët te loolu dara waralu ko lu dul jëf ji nga xam ne nit ñi ñoo ngi kaa def ci alam gi. premièrement ñu bañ leen a rey deuxièmement nañu jëmbat ay garab te bañ a réellement nañu bàyyi di dagg garab yi te loolu moom xam naa volonté politique la nañu jéem a xool sàmm yi ni ñuy def ñu jëm leen a jàngal leneen lu dul gor ay garab di dundal seeni mala. ñu wàññi garab yi ñuy dagg ngir dundal mala yi te gën leen wattu ci seen nekkin lii di ay digle colonel Boubacar Dembélé ngir dakkal tàmbale jeex gi ñu nemmeeku ci yamb yi ci àdduna bi. jaajëfal ko Mamadou Dieng ci boobu léegi su ma ko doon junj léegi si wàllum njàng meek njàngale mi ak tàggatu gi nga xam ne ñu ngi nekk si ñaareelu tolluwaay bi di IFA dem si lëkkaloo gu dox diggante makaanum njëriñ yor wàllum njàng meek njàngale ak fédération bi nga xam ne moo di wàllu nii bu Bruxelles daan nañuy amal nag tolluwaay yëpp ñaareel bi di ko wundu moo di gën a tàggat jàngalekat yi ba seen xam-xam gën a bënn ba seen njàngale it gën a ñoŋ si ñi nga xam te ne bi ñoo di tout tànk yi jubluwaay gi la ñuy daal di leeral jëwriñ ji nga xam ne mooy wàllum njàng meek njàngale mi Mamadou Talla si micro Babacar Seck. ñu signé fi benn convention bu am solo convention boobu nag mooy li ñuy wax ne le projet IFADEM nag benn initiative la boo xam ne francophonie ñoo koy def pour que ñu mën a former maîtres yi à distance def nañ ci ay résultats yu baax ñoom ak OIF ak AIF ak éducation nationale formé nañu ay enseignants yu bëri parce que xam nga ne dañu am ay instituteurs adjoints waaye président de la République nee na nañu am ay instituteurs ñoom ñëpp nañu am CAP bëggatul dégg li ñuy wax ne yeneen ay enseignants adjoints instituteurs adjoints pour que instituteurs adjoints yooyu bañ a am nag laaj na ñu former leen fekk bàyyiwuñu classe yi de telle sorte que suñu paree seen formation ñoom ñëpp dinañu am seen CAP continuer di liggéey donc initiative bu am solo loolu moo taxoon tey ministère bi yëpp jóg partenaires yi jóg ñu ñëw fi signé convention bu bees bi convention bi ñu signé nag tey 2022 la ba le 2026 su si yàlla àndee dinañu orienté bi yoon formation bi si directeur école yi parce que gëm nañ ne que formation boobu dafa war a nekk encore au niveau de la proximité en tout cas di féliciter ministre bi fi ñëw ministre président féliciter OIF AIF féliciter également le directeur de la formation et de la communication l'IGEF acteurs yëpp les inspecteurs d'académie jóge si seen région yi ñëw parce que avant région yi bëri lool léegi ñu ngi koy commencé def si biir Sénégal donc convention bu bees la bu baax la bu am solo donc en tout cas ministère de l'éducation nationale kontaan na le fait que ñu signé ko. biennale bu Ndakaaru porox ndoll biñ ko daal di jagleel ñu wëlbatiku si tey xam na ne nag ñi nga xam te ne bi ñoo di waa essence ak résilience di kuréel goo xam ne am na toll si juróom-ñaari gaaralkat ki nga xam te ne bi moo di commissaire yooyu lay gaaral jël si waat na si moom Elisabeth Eveline Diatta mi nga xam te ne bi jàpp na ni jamono ji nag diggante li nga xam te ne bi moo di xeet yi ak xëttaloo gi am si àdduna bi porox ndoll la ngir ku nekk xam ni sa morom di dundee waral nag Eden ak Innov Africa joxante seeni ay loxo ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Mamadou Dieng. Ces artistes sont des artistes passionnés et engagés qui proposent chacun à leur manière. artistes yi ñu xarañ nañ te mën seen liggéey ku nekk ci ñoom am na lu mu wax ci thème bi lii nag foog naa ne dafay gën a dooleel suñu caada yi plateforme Eden nag am na juróom-ñaari at ñun suñu mëbët mooy lënkale artistes yi booy xool accueillir nañu juróom benn artiste gabonais ak benn béninoise lii nag ngir wane sénégalais yi leneen plateforme bi nag dajale na juróom fukk ak ñeent réewu Afrique yi naka noonu diaspora bi. Dans le processus créatif, dans la technique, mais dans l'histoire aussi. Et l'idée, c'est de s'envisager toujours un peu mieux sur cette magnifique plateforme de 54 pays plus sa diaspora.
kenn si ñu bokk si googule kuréel di ki nga xamante ni bii moo di awanto moom nag daan nay amee ay gaaral yoo xamante ni bii ñëw na ngir xeex yenn bu ndoxtaal yi ñu teg jigéen ñi rawatina nandal gi ñu leen di nandal mu ne loolee warutut am jigéen ñi war nañ leen a mën a may seen afiya si genn wàll ak taxawaay bi nga xam ne war na ci loolee daal di gaaral ñu gën a xam ne moom ak li nga xam ne moo di ab liggéeyam ànd seeg Mamadou Dieng ak Sidi Niang. moom soxna si di awanto mu dugg ci peinture gannaaw ba mu tegee gët ci ay photo archive yuy wone ay jigéen yu ñu xarafal mu di photo yoo xam ne 1940 lañu ko portele woon. Ces petites photographies photo yi dañoo màgget ba pare ñagas ñetti fan gannaaw ba ma ko xoolee dama dem ci internet def ay gëstu 200 millions jigéen dañ leen a xarafal fii ci Afrique mu metti ma loolu si nag laa dugg ci aar bi lii day wone jigéen yépp ngir ñu booloo bu ko defee rekk dinañ mën a féex. génn ci pataaral gi ci jigéen yi ñuy xarafal lii awanto gëm ne mooy saafara mbir mi moom sax mu ne jigéen moom yaramam moo ciy décider li ko soob. Je veux montrer que il faut sortir du silence. li may wone ci tableau yi dañoo war a rekk bàyyi pataaral bi ñu nekkee def na ay at boo koy xool jigéen ñi dañ leen a tere sax ñuy àddu lu jëm ci lii waaye nag ñoo moom seen yaram te lu leen neex rekk lañ ciy décider. Ce n'est la décision de personne d'autre. moom artiste peintre bi di xeex xarafal gi ci jigéen ñi ne sax Sénégal def na ci ay jéego yu am solo. Dans la place du Sénégal, c'est que je pense qu'il y a eu un grand. fii nag ci Sénégal jàpp naa ni am na ay coppite ndax booy xool bu njëkk ba dañ ko daan nëbb waaye léegi doon na thème boo xam ni dañ koy waxtaani. De quelque chose qui il y a quelques années était complètement tabou, on n'aurait pas pu parler. exposition off bi ñu def ko ci thème bi di essence et résilience muy dugg ci 14e édition biennale de Dakar xew-xew yi moom sax artiste gabonaise bi min na ko lool. Je suis devenue déjà dans d'autres éditions pour simplement man nag yàgg naa ñëw ci biennale bi dama doon ñëw ngir seetaan waaye bi yoon dama ñëw pour wane sama liggéey li ma fi gis nag yanj na loolu. Cette année c'est splendide, c'est magnifique. exposition bi dajale juróom-ñaari artiste peintre ñuy wone seen xarañteef ci wàllum peinture ca immeuble Mazar bu Plateau ñu nekkandi fi diiruk biennale bi. jaajëfal leen ñoom ñuy toppal biennale bi nga xam ne mooy yëngu ci wàllum aada ak cosaan dendu Afrique ak ay réew yu jóge ci àdduna bi daje si nga xam ne moo di diwaanu Ndakaaru article de la semaine di ayu bees ak xët yi nga xamante ni moom lañ leen tànnal ci kërug tasukaay xibaar yi tey ji nag ñu wutali si ñi nga xamante ne bi suñu naataango yu tutinfo.net del siwaat nañu si taxaw seetlu goo xamante ne bi ab groupe bu jóge ci FMI di Fonds monétaire international nga xamante ne bi Edouard Gamayel moom moo ko daal di jiite woon del siwaat nañ nag sim njàngat si li nga xamante ni bi moo di doxalin woo xam ni yaa ma neex lañ ko jàppee li nasaraan duppee gré à gré waaye tamit wàllum subvention yi nga xam ne jëm ci wàllum énergie dëggante juróomi fan jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai la ñu daal di amale yooyu lay gëstu yëglekaay bi del siwaat ci tout info ak ki nga xamante ni bi moo jiite seen gaaral ga seq nag waxtaan ak Alaaji Malick Cissé. équipe bu FMI di Fonds monétaire international amaloon ak waxtaan juróom fan jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai fii si Ndakaaru Edouard Gemayel moo ko jiite woon si yore ndaje ay recommandation yu am solo génn na ci juróomeelu revue bu programme bi nga xamante ni dafa bàyyeekoo si instrument bi soxal lépp lu jëm ci politique économique. wax na ne par exemple gré à gré bi dañ ko war a wàññi parce que gré à gré li muy yóbbu si xaalis dafa bëri te loolu si gafaka nguur gi lay jëlee te souvent liggéey wala genre xeetu service yi nga xam ne efficacité bi du am wax na aussi ne suñu économie dëgër na parce que malgré guerre Ukraine bi ak Covid bi ñoon war nañ am croissance yokkute bu xool si 5% loolu vraiment lu dëgër la et loolu aussi day encourager que entreprise yi nekk Sénégal même si doomu Sénégal yi moomuñ ko mais ñu ngi suñu suuf ñu ngi gën a am xaalis entreprise yi ñoom seen bopp. FMI di wax Sénégal na def nànk bu baax a baax jëm ci wàllum marché gré à gré maanaam marché yaama neex Fonds monétaire international ñi dafa jot ñu xoolaat lépp lu jëm ci wàllum qualité prix su ko defee ñu mën a sàmm suñu dépense publique si juróom-ñetti repère
ñeent yi FMI ni Sénégal am na ci taxawaay gu am solo. recommandation yi am na solo surtout ci côté boobu parce que daf ci insister. les diplomates il faut pas frustrer pour autant mais suñuy wax dëgg aussi c'est un peu dañuy wax nañu wàññi corruption ci les marchés parce que marché gré à gré da nga koy jox ku la neex texte yi qui régissent les marchés on te dit un marché de plus de 10 millions peut-être mën nga def entre 0 et 10 millions mën nga def demande de renseignement des prix je crois ou 3 millions demande de renseignement des prix 10 millions nga def appel d'offres ou consultation pour choisir les plus offrants. Ensuite su yeggee yenn dimensions yi yenn montants yi da nga war a def appel d'offres national ou international. marché de 100 millions dafa war a def appel d'offres. tu saucissonnes ça da nga koy saucissonner quoi. oui donc gars yi dañuy c'est des juristes donc ils font des interprétations du texte. ut ay brèches. donc code des marchés dafa ubbi ay yenn brèches. brèches yooyu nag il faut ñu fàtt ko pour nit ñi duñ mën a di saucissonner marché yi di def ay gré à gré di def ay surfacturation. ay marché yaa ma neex corruption ay marché yaa ma neex parce que yooyu après à la fin qui paye c'est le trésor public c'est l'argent du contribuable moom la ñuy fay fournisseurs yi. oui souvent c'est des comme ça marché école ou marché classe ñu ne kii jox nañ ko marché bi kooku amul compétence bi décaissé nañ kii bi marché bi yeegul. mission bu FMI rafetlu bu baax a baax taux de croissance bu Sénégal bi ñuy xaarani ci at bi téeméer boo jël juróom bi mu nekk koom gu am solo ci gis-gisu directeur de publication bu site bii di toutinfo.net. performance bu baax la ci li économie bi def parce que 5% de croissance. oui dëkk yi ko am bëriwul. waaw parce que Europe amatuñ ko résilience ñoom la ñuy wax Afrique aussi dëkk yi am croissance zone UEMOA wala Afrique ci boppam bëriwul. bon je pense que donc loolu day wone ne Sénégal mu ngi gën a màgg parce que aussi comme Sénégal dafa bëgg a dem ci croissance ci émergence donc dëkk buy dem ci émergence di réaliser ay taux de croissance même si 5% la waroon na mën a peut-être su amu doon Covid amu doon guerre en Ukraine bi mënoon na dem à 6 7 ou même à 2 chiffres parce que ci projection PSC bi noonu la woon paradoxe économie sénégalaise day créer croissance mais croissance bi ñi koy créer nekkuñ ay Sénégal maanaam Sénégal la ñu nekk mais dañu ay entreprises yi nga xam ne tubaab yi ñoo leen moom. subvention bi soxal wàllum énergie fan la ci Sénégal toll FMI ni dafa jot ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax subvention bi nga xamante ni Sénégal mu ngi koy amal FMI dafa jàpp ni kilifa yi dañ ko war a xoolaat bu baax a baax laata muy sonal suñu koom. affaire énergie mooy facture courant yi Sénégal liñ koy subventionné pour fay loolu dafa wax ne FMI dafa ne dañ ko dindi parce que soo subventionné énergie dafay jëm ci ay yenn nit mooy soit ay nit yu am dayo la mooy ay urbain lañ ay chef d'entreprise wala ay ménage nga xam ne ñoom seen loxo jot na seen ginnaaw donc te soo leen di jox xaalis yow da ngay xañ ñi nga xam ne ñoom faju lañ soxla da ngay xañ ñi nga xam ne jàng lañ soxla da ngay xam ñi nga xam ne yeneen jumtukaay lañ soxla seen dëkk notamment ñi dëkk ci dëkk àll yi wax na aussi que bon peut-être ci budget bi di ñëw ñu boole ci affaire li war a jógee ci pétrole ak yooyu te ñu saytu ko bu baax quoi. mboolem yëglekaay yi xëy nañu fasal seen xëri njëkk ak mboolem gëstu yi nga xam ne def nañu ko ak xibaar yi gën a fës tey jii ci yëglekaay yi alti gaawu ñaar fukki fan ak benn ci atum 2022 ñu ànd seek Assane coow la ci pandul teen ba tey boromam parité la tudd ci réewum Sénégal bëre bu kekk mbaam diggante Yewwi Askan Wi indil bàyyil benn bokk yaakaar tumalante bi menetulek Mali bés bi la jour yi ni kay ne lang politique gi jax na te ma nga tasaaro tasar lang ba kenn xamatul lu muy niroog les échos yi ni kay ni ak ay dëgg ñi nga xamante ne ñoo di waa Yewwi Askan Wi seen upp galgal nag benn bokk yaakaar mucc ci ak lañ bët gu ñu def ci wàllu ko liste yi ba dal di cay nemmeeku ay mbóotaki yanax ba ci ay kañ journal bi ne Déthié Fall moo waral lépp ak it nag toppandi ga mu def jëm rek ci wàllu ko liste
yàgg na leen daal di tëgg ci la daal di feeñal ne ci biir liste yooyee Benno Bokk Yaakaar daal di taxawal ci biir réew mi ba mu ko yëree ba tollook ñeent fukkeel bekk ñett jàpp ñeent fukkeel bekk ñeent wàllug parité gi mu dañ ko fa daal di salfaañe dëggantaan ndax it nag ñaari soxna lañ ci daal di toftalante te kenn xamul lu muy niru lenn dong lañ ko mën a jàngate ak teye gu Benno Bokk Yaakaar daal def waaye tamit lal ko ci ak jaay doole gu mat sëkk door fayu Benno Bokk Yaakaar ne wax jooju du dëgg te ñoom tamit am na lu leen doy bu bëgg tubay ñoom waa Yewwi Askan Wi jamono jile ndax it nag ci réewum Sénégal ba mu daj li fi ay département nañu jàpp ne seen fukki liste ak juróom moom dana waat élection législative yi la ñu fi dëgmal ngir ñàkk sàmmoon tekk wàllu ko parité gi ak lum ci man di doon waa ak Sénégal ñi nga taxaw ci wet gi ñoom itamit bëgg leen a suul ci kàmb ñoom ñaari coalition yi yëpp ngir mën a fël ci jongante législative yi ba artu ci ba muy teel jàpp ne lii yëpp ay pexe ngir rek naxal xelu askan wi waaye tamit labaj lépp lu jëm ci wàllu ko élection yi te loolee ñoom duñu ko nangu tey ëllëg waxi noppi politique yi Sénégal ñu topp ko rek ba fàtte suñu wàllu ko wér-gu-yaram doon lu ñu war a soxal ngir mën a doxee suñu yitte ndax it nag wér-gu-yaram ci lu ñu daal di mën a bànneexu bés bi le jour yi nikaay ma ngay daagu ci ëttub hôpital bu Fann ak musiba ga fa daal di am niki alxames gi weesu te ñu bari daal di koy umpale bàyyiwuñ ci xel yi nikaay gi ne jëy yëkk maara day taali gu fa daal di am du leen nag lu dul ay opération yu ñu fa mujj dàq ci ñu ko waroon a def ci biir askan wi te dara warulu ko lu dul ñàkkum ndox yi nikaay gi ne alxames gi weesu nag genn ko toquk ndox la ñu gisul ci hôpital bu Fann yi nikaay groupe Média Invest gi toftal ci ak jéggulu gu mat sëkk tekki nag dalal xel yi gu bàyyi ko ci kilifteefu ko boobi le baraw fajukaay am day lool ci réewum Sénégal rawatina capital bi di Ndakaaru ay musiba ki tiis xëy na lëmbee atu yéenikaay ci réewum Sénégal ci la ñu ne gees yem ci l'observateur yaram daw xol jeex tiitaange daal di sax journalu groupe Futurs Médias gi ne jéyi gënu kaa rëy ca banlieue bu Ndakaaru bu ñu fa gonte nekki démb ndax bu xamoon ne buy xëy du wàccaa lekk bakkan ci ngoon gi du teg tànkam ci barabu liggéeyukaayam yéenikaay gi ne as ndaw suñu wax ki ne gay gor su set wecc xëy takk lafu sëram di góorgóorlu ngir am lu mu dund lekk njabootam la ñu far bakkanam fa mu doon daanee dooleem ay agresseur ki addu kalpe ñoo ko fekk damay poojam toj ab biiram yéenikaay gi ne ci wàllu multi service la doon yëngatu te bañ koy boom wanoon na lor ba toll ci juróomi weeram ay ñaari way dencante góor ga mujj far bakkanu pa soxna sa ca Maroc la xewee ay doomu sénégalais lañu nag Ibrahima Diop yéenikaay gi libération ne soxnaam di Fatoumata Baldé la dabax juróomi paak mu jaaree fa ñàkk bakkanam yéenikaay gi ne la ci gën a doy waar jëf ji ñaaw jooje Ibrahima Diop def soxnaam mi ngi ko amalee ci kanamu seen benn pot doom nekk potu tànk toll ci ñaari attaque génn wàll li le moom bu dul jëfi bàyyi ma wax leen ma lu mu doon jitt caaray kaw les échos yéenikaay fa la xëye ko ñun ab jànq bu làq fukki at ak juróom benn moom la borom këru tàntam doon jabaroo yéenikaay gi ne bu ci yemoon muy jàmm ndax waa jooje saa bu xeyal ci ndaw si doom ji mooy gont ci kawam ñi def ko lu daw raw sax mbaam sëf ngir bànneexu pa jigéen te dara daganu leen ci jaajëfal ko Assane Top jaajëfal leen mbokk yi ci teewlu bi fii lu ñu yëkkatee bi jotaay xibaar benn jotaay 18h45 ngay doon ci kàllaamay wolof ci xibaari marax yi kàllaamay 19h45 xibaar di wéy ci www.emedia.sn ñu yendoog jàmm